téeméer ak juróom fukki soxna bàyyi ko nag ci biir xombal ak li ko wër rawatina nag arrondissement Thiénaba bi nu ñëwee sekk nañu lëlëb lu toll ci ñaari fan ñu tàggat leen ci wàllum defar saabu jëm nag ci xeetu yi nga xam ne dañ koy faral di jëfandikoo ki amee xalaat boobu nag yàgg koo def bay waaram lu yaatu ci diwaanu xombal ak li ko wër di coordinateur communal Benno Bokk Yaakaar bile di Mamadou Lamine Gueye ba tax nag ay jëfam kenn ku nekk ci diwaanu Bawol ràññee ko loolu rawatina nag njiitum réew mi ba tax na sax formateur bi nga xam ni mooy docteur Amadou Ndiaye yëkkati loolu ay kaddu xamle daal taxawaayu Mamadou Lamine ci askan wi. waaw dama leen di remercier d'abord ñoom ñi nga xam ne porté nañu confiance ci man mais boo seetloo tuuti rek propreté yëpp mu ngi déparé ci nit ki mën a assurer par elle-même, n'est-ce pas, la désinfection et le nettoyage dans son environnement. Saponification buñ ko waxee mooy yaa ngi dimbali nit ki pour ëllëg lépp loo xam ne waroon na ko gaar di jógee ci ay feebar wala ay microbe mu mën ko régler boppam à travers ay produits yoo xam ne moom moo koy liggéey boppam. loolu nag dafa doon lu am solo loo xam ne xëy na bëri nañ ci góorgóorlu waaye jigéen ñi def nañ ko yitte lool te loolu laa gis tey ci formation bi loolu nag dama ciy jaar pour wax ne ki leen dimbale ba ñu mën a jokkoo ak man ñuy liggéey kooku ku jar a gërëm la. Je le répète encore une fois dama gis ñoo xam ne man taxawoon naa leen pour former leen gratuitement depuis 2019 mais gisuma woon un maire bu ma mën a accueillir wala une personnalité bu ma mën a accueillir pour ma réaliser loolu kii nag defaluma ko gratuitement il faut le dire comme tel mais moom moo jël ay moyens boppam def ko ci sa population pour booster leen ngir ëllëg même moom bu fi nekkatul ñooñu mën a am autonomie bu durable li ñuy ñaan sax mooy mu nekk fi ak ñoom ila yawmi diini parce que ñu mel nii dañoo jafe. li xew Sénégal mooy bu élection jub see rek la ñuy dimbale waate waaye élection weesu élection mairie weesu ba nga doon ki nga doon ba pare te kenn mootu loo xa jëlee nga teg ci jël sa dooley bopp di ko jox ay jigéen di leen dimbale kooku dañ ko war a gërëm dañ ko war a sant te xam ne à profondeur dawul motivation politique moo ko tax a jóg dimbale askanam moo ko tax a jóg loolu dama ci sawar lool lépp lu ma ci xam danaa ko ci joxe lépp lu ma ci mën dinaa ko ci def personnellement mais pour nga gis autorité boo xam ne jël na décision boppam jël ci li mu moom jox ko askanam ngir ne leen ëllëg su ma fi nekkul ngeen mënal seen bopp loolu dafa jafe de te loolu laa gis fii ci diire bu gàtt ci la ñu waxtaan diire bu gàtt matul 15 jours ñu confirmer formation bi ma ñëw di leen defal formation bi tey kooku ku amul dogu kuy xaar defal ma après ma fay la du doxee noonu kuy def ngir yàlla tax kuy def ngir ëllëg ñi muy jëflanteel mën a am seen dooley bopp moo mën a defee noonu. te loolu lañ gis ci le maire monsieur Mamadou Lamine Gueye. ginnaaw gis-gis yu yaatu yi nga xam ni askanu xombol ak li ko wër rawatina département Thiès ñu ngi koy amee moo tax soxna si nga xam ni moo jiite réseau des femmes pour l'émergence de xombol ñëwaat na bu baax a baax ci taxawaay yi Mamadou Lamine Gueye di amal saa su nekk ci soxna yi nga xam ni ñoo nekk ci tund Bawol. waaw formation bi am na solo lool vraiment ndax mën nañ ne lii jigéen ñi dañ koo yàgg bëgg. mais yàlla dogal na monsieur le maire Lamine Gueye mi nga xam ne c'est pas la première fois muy jëflante ak jigéen ñi te moom nekk nit koo xamante ne ni autonomisation des femmes képp moo ko ñor ci loolu rek lay yëngu moo desuwaat defal ñu nii renforcer suñu xam-xam ginnaaw bi ñu defalee woon benn formation en 2019 ci lu jëm ci transformation céréales pâtisserie crèmerie ak ñu ngi defaree eau de javel yooyu yëpp defaloon nañu ko mu desuwaat tey pour renforcer waat suñu xam-xam indil ñu waa Africa Verte ñu war ñoo former ci ñetti filière lu jëm ci wàllum savonnerie ak ni ñuy defaree charbon maanaam këriñ bi ak transformation fruits et légumes. bu ci nekk bu ñu defalee formation ba pare dañuy accompagner ak ay financement d'ailleurs loolu moo tax jigéen ñi ñu ci bari tey ku ci wéet ci sa groupement yaa ngi def liggéey bu am solo bu mucc ayib kon nag tey jii bu defaatee niit dañuy am yaakaar ne rek bu ñu paree. la ñu amoon rek incha allah dinañ ko amaat pour mën a continuer suñu liggéey. non lii waa xombal yëpp la ndax ku ne xam ne monsieur le maire Lamine Gueye moom li muy def utu ci xaaji utu ci seen seetul ku dëkk xombal ak ku dëkkul xombal rawatina nag ku ànd ak moom ak ku ànd ak moom loolu ñoru ko li ko ñor mooy moom ginnaaw bu mu doonee doomu xombal mu bokk ci doomi xombal yi ëppal waa xombal njariñ te mën naa ne lim ciy def kenn defagu ko ci noonu nag biñ ko defee. ñun liñ ko mën a jàppalee rek mooy def maillage bi de telle sorte que koñ bu nekk wala ruq bu nekk dina am ko fa jógee ñëw ñu defal ko formation bi bu delluwaatee former base am loolu mooy li nga xam ne moom lañ ko defee nii tey.
waaw war nañ toll ci ay 150 femmes dëkk yi war Xombal ñoom ñëpp ñu ngi nii ku ci nekk am nga ku la fi représenté yow it boo paree yaay delluwaat ci sa dëkk nga formé ñooñu def ci ñoom xam-xam yan ànd di liggéey. naaw nag am solo formation boobule lëkk nag li nga xam ne moo di commune Ndiéyène Sirakh commune Touba Toul rawatina nag commune Xombol daanaka soxna yi kenn ku nekk fa nga bàyyi ko rafetlu nga bu baax a baax xalaat yi waaye itam fas yéene nag wéyal tàggat gi nga xam ni dox na ci ñetti fan ci weeru juin jàpp ñeenti fan dañ leen ko doon tàggate ca siège u Benno Bokk Yaakaar kenn ku nekk ci ñoom fas yéene ngaa jël xam-xam boobu wasaare ko ses diwaan mu wéy ndax nag gis-gisi Lamine Gueye dëppoo na ak yu président de la République son excellence monsieur Macky Sall. maa ngi tudd Adja Daba Dieng dëkk Ndiobène présidente groupement Soppay Mohamed ànd dooleel Lamine Gueye. man ni ma gisee formation bi nga xam ne nii def na ko tey defoon na ko mu jëkk defati na ko tey kon ni ma ko gisee mucc na ay xëy na lépp sax duma ko mën a wax ndax damaa wax ne jigéenu Xombal ak commune Touba Toul bu Ndiéyène Sirakh waxuma la jigéen ñi sànq dañuy wax rek jigéen ñi yem ci jigéen ñi wante Mouhamadou Lamine Gueye dafa dooleel góor dafa dooleel jigéen ndax soo ñëwee commune Touba Toul Ndiobène village bi ñuy wax Ndiobène école baa nga fa te école ba ma fa njëkk a def xale yi dañoo amal jafe-jafe ci jàng te jigéen nag bu amee jafe-jafe ci jàng te ñu ne jigéen ñi léegi parité dafa am fu góor toog jigéen dafa war a toog jigéen bu njàngam manqué rek kon am na loo xam ne manqué woon nañu ko te jàppale na ci loolu ba xale yi war a mën a jàng yor seeni classe Ndiobène loolu Amadou Lamine Gueye moo ko def. ñun commune Ndiéyène Sirakh lañu représenté santé représenté ak village bu Mbardiack formation man maa ngi dugg assisté formation Lamine Gueye ndax maa ngi dugg ci moom wax dëgg kontaan rek ndax dina ci xam-xam su ma demee ña fa nekk mu représenté leen xam-xam bi dina ko dugal ci seen bopp incha allah. maa ngi dëkk Daaru Sugeer maa ngi tudd Aminata Ngom waa ñun Lamine Gueye dafa def ci ñun lu bari nag moo tax wax ji du gudd dañ koy gàttal formation bi def nañ ko ñun ñu ngi ciy liggéey bu baax ci suñu kër formation bi lu bari man maa koy def wante nag ñu ngi ciy gis suñu bopp te moom nag defal nañu loo xam ne Daaru Sugeer commune bi ñu nekkoon xëy na ki fi toog instant yi defalaguñu ko wante ka fi nekkoon defaluñu woon dara ñun ci moom la ñu gis suñu bopp daal. Lamine Gueye moom mënuñu koo fay yàlla mi am fay rek yàlla na ko fay ndax Lamine Gueye lu baax lu ne moo koy def ci tunu Xombal ndax fee ma dëkk ne jëkkër Farañ jàkka ja fa ne te suñu waajuroo def ko defan ko fa Lamine Gueye moo ci njëkk a defal lu baax ku fa ñàkk robinet Lamine Gueye sampal na la ko kon nag ñun ñii waa kër Farañ ñoo ngi kontaan ci moom. ak mbootaay lañ fa yor waaye mbootaay gi ñetti mbootaay la mbootaay gu ne def na fa xaalis boo xam ne nii xaalis bu bari ba ñoo ngi ciy liggéey formation bi nag tey ji lan ñu woo ñoo ngi ciy doog a bokk Aysatu mi kii ñëw fa indi ñu fii ci formation bi ñun nag ñoo ngi koy sant di ko gërëm ndax moom lu muy def lu ne dina ñëw boole ñu ci. ndax lii nekkul ñu ne tey dañ guleet tey la ndax ñun wax dëgg yàlla ñoo nga jóge ba commune rurale Touba Toul waaye depuis ba mu duggee ci ñun ba tey juróomi at ak la ko jiitu chaque jour ñoo ngi gis suñu bopp ci li muy def fàttewuñu benn yoon su ma dee lim la mu def jokkule Aly Ngoné dina bari lool te bon temps bi day gudd waaye la mu fa jot a defa ko su man jàkkal lañu jëkk a defara jël suñuy xale yóbbu ko dugal leen néeg indiwaat leen jëleb xaalis financé na ko ñuy liggéey soo duggee ci dëkk ba tey séddoo na ñetti yoon bu ci ne 1 million genn wàll te xaalis bu moo na ko jox ba ña ngi ko dencaat li ñu gis suñu bopp ci li ñuy liggéey mu wëlbati ko waat dina andi fii diñu jàngal ay formation di ci gis suñu bopp bon daal ñun mënuñu koo fay yàlla mi am fayam yàlla na ko fay. man Diop Mbaye laa tudd maa ngi yor GIE ànd liggéey xaw ma Gandiol extension waaw foofu laa nekk. kontaan ci rek ndax lii moom lépp suñu njariñ la te ki lay woo ci kaay jaruñu kooku yow la àndal yow la bëgg a dimbali kon lu def ñu lu kontaan ci rek te di ci bëgg tey ñaan yàlla yokk ko bu baax a baax boobu ëllëgee mu mën noo indi loo xam ne lu koy suñu njort la. waaw autonomisation des femmes bi Lamine Gueye taxaw yàgg na cee taxaw bi 2e édition bi la kon ñun xam nañ ne lim ñuy defal amal nañu njariñ te bu ñu jógee fii yaakaar na noo dem tamit te suñuy koñ exercice fa métier mi nga xam ne dañu koo jàngal. mel ni
ni nag daanaka leader bi nga xam ni itam mi ngi nekk ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar ci diwaanu Xombol di Serigne Mbacké Anne bokk ci Alliance pour la République rafetlu na bu baax a baax taxawaayu Mamadou Lamine Gueye waaye itam yemalewu ko itam ci soxna yi ndax kuréel yi bari ca diwaanu Xombol jox na leen koppar yi takku ngir gunge leen ci seen i activité le maire comme moom il œuvre dans le social te am na lu bari mi ngi koy def ci dëkk bi mu ne am na benn association bu ñu tuddee APEC 66 67 muy ñoo xamante ni bu yàggul rek def nañ fi benn journée de consultation médicale di dimbali enfants handicapés ak ñi nga xamante ni dañoo néew doone mu prévoir une enveloppe de 500 000 ngir dimbali leen ko ci seen activité étudiants yi nga xamante ni aussi bari na ndax université yi bari na Sénégal mi leen di jàppale ci li mu man waaye tey dafa décider étudiants yi nga xamante ni ñoo nekk Saint-Louis université Gaston Berger mu jox leen une subvention de 250 000 loolu incha allah dinañ ko joxe fii ci cérémonie bi. lu jëm ci wàllu football aussi moom ku ne xam na ne bi mu ne adjoint au maire moo nekkoon président de la commission jeunesse sport culture loisir muy ku yàgg dimbali jeunesse Xombol ku yàgg dimbali sport Xombol donc moo tax aussi équipe communale bi nga xam ne mooy sunu ASC Fagno mu jox ko une subvention boo xamante ni 250 000 la enveloppe bi dinañ ko joxe tey fii ci cérémonie bi. waaye am na benn troupe théâtrale bu ñuy wax théâtre du monde dañu ñëw Xombol fan yii ngir tourner benn film ñu impliqué aussi jeunes artistes yu Xombol yëpp ñu ci nekk ci film bi te comme mbir mi dafa laaj logistique dafa laaj ay moyens mu jàpp ne bu leen dimbalee xëy na dina tax seen liggéey ñoŋ ba nga xamante ni nañ ko def ci li mu gën a waree donc ñooñu aussi Lamine dina leen jox une subvention de 250 000 ngir dimbale leen ko donc loolu daal mooy ne solo ndaje yi nga xamante ni moo ñu fi dajale ñun tey jii ñu ñëw àndat moom en tant que collaborateur de l'APR collaborateur Benno Bokk Yaakaar mu àndat ay jigéenam yi nga xamante ni ñu ngi Xombol ak li ko wër. kenn nag ci ñi nga xam ne ñoom la ñu tàggat di soxna Khady Thioune moom day nee na bii du guléet ndax Mamadou Lamine yàgg naa taxawu jigéenu Xombol rawatina nag ñaareelu édition bi nga xam ni mi ngi koy amal jëm ci li ñu duppee autonomisation des femmes te mu nekk lu dëggu ci moom dëppoo nag ak vision yi nga xam ni moom le président de la république dëxëñ ci PAP 2A te nga xam ni nag moom moo duufal lii di plan Sénégal émergent moom soxna si di Khady Thioune rafetlu na bu baax a baax mbir mi waaye itam mu fas yéene ci xotti ay jéego ànd ko ak leaderu Benno Bokk Yaakaar bii ci diwaanu Xombol. formation bi bi mooy deuxième fois ñu ñuy formé mës nañ ñoo formé en 2018 accompagné ñu ak une somme de 5 millions ba léegi ñu ngi liggéey loolu ñu ngi daje di liggéey loolu tey jii Xombol ku fi am xew ñun ngay woo def ñu commande ñu ne defaral soow céréales ak pâtisserie. waaw bi yéen a ngi ciy gis seen bopp bu baax. waaw ñu ngi ciy gis suñu bopp waaw xanaa di sant yàlla rek nga xamante ne nii ay borom kër lañu ay femme active lañu ay borom kër bàyyi suñuy borom kër di dimbali suñu njaboot. tey jii formation bi daf ñuy permettre tey jii ñu gën a mën a liggéey parce que suñuy borom kër bëgg nañu nag mais conjoncture bi la fépp la léegi bu ñoom bu borom kër yi jàppee fii ñun ñu jàpp fii kër gi day gën a neex te loolu yëpp grâce à Mamadou Lamine Gueye. ñaari fan ñu tàggat leen ñoom ñuy wéy di fas yéene dooleel nag gis-gisi Mamadou Lamine Gueye te mu dëppoo ak fi jamono toll mooy fexe ba jigéen ñi moom seen bopp waaye ñu dem ba la ñuy jëfandikoo jëm ci wàllum defar saabu rawatina defar këriñ ba ci defar ay xeetu jus yoo xam ni dañu koy jëlee ci li nga xam ni moo bàyyikoo ci alam bi mu nekk luy wéy te lu am rentabilité ci diwaanu Bawol ak li ko wër.